asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina yéen mbokki abonné yi Bataaxal TV yi kii di Ousmane Sonko annoncé woon na deal bi dox ci diggante président Macky Sall ak kii nga xamante ni moo di Idriss Seck ci remaniement wu bureau bi kii di président Macky Sall daal di jël benn poste ci gouvernement bi daal di koy jagleel kii di Idriss Seck dinañ si ñëwaat ak yéen ci ay leeral ji indi leen tamit li nga xamante ni mooy témoignage yi kii di Ousmane Sonko yëkkati woon daal di koy jëmale ci seen diggante ñoom ñaar waaye laata loolu dañuy ñëw ak yéen ci génnuk àdduna ki nga xamante ni moo di professeur Iba Der Thiam nekkoon kenn si ñi nga xamante ni ñoo gën a mag ci historiens yi nekk fii ci Sénégal nekkoon boroom xam-xam nekkoon koo xamante ni yàgg naa liggéeyal askan wi liggéeyal Sénégal ba dëddu àdduna démb ci guddi ñu koy jaale Sénégal yépp di ko jaale képp koo xamante ni rek famem nga ki nga xamante ni nag moo di Ousmane Sonko moom ñëwaat na ci ki nga xamante ni mooy Iba Der Thiam ci ay témoignages yoo xamante ni moom la amaloon ci digganteem di wax tamit ci li nga xamante ni mooy benn rencontre ndaje bi nga xamante ni moom lañu amaloon ñoom ñaar taxawaay ak dénkaane yi nga xamante ni Iba Der dénkoon na ko fii ci Sénégal moom mi nga xamante ni nekkoon na ku ëpp xam-xam wala ki nga xamante ni moo gën a xam histoire Sénégal fii ci Afrique ak taxawaayam bu am solo ak conseil yi nga xamante ni moom la ko doon jox kii nga xamante ni nag moo di Boun Abdallah Dionne bi nga xamante ni moo représenté woon président Macky Sall fële ca bi ñuy denc Iba Der Thiam moom tamit yëkkati na ay témoignages di wax ni yàgg naa gis moom Iba Der Thiam mu yor kurusam lu ëpp 2 heures de temps lépp ngir digganteem ak boromam kon mën naa wax ni ku jege woon suñu borom la jaamukatu yàlla bu mag ki nga xamante ni moo di Aly Ngouille Ndiaye tamit yëkkati na ay témoignages daal di koy jëmale ci kii di Iba Der Thiam kon président Macky Sall ak képp koo xamante ni nag bokk na ci gouvernement bi wala sax ñi nga xamante ni ñoom ñooy membre opposition bi wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ay activistes ku ci mel ni Guy Marius Sagna wala Barthélémy Dias ñoom ñëpp yëkkati nañ ay kàddu seede ak kàddu njaal daal di koy jébal askan wi di ko jébal tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy famille yi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk kii di Iba Der Thiam. kii di Barthélémy Dias nag kàddu yu am solo yi mu yëkkati moo di Sénégal ñàkk na koo xamante ni moom moo ëppoon xam-xam wala sax ñàkk na bibliothèque boo xamante ni taxawaayam ak liggéeyam bu am solo fii ci Sénégal jéggi woon na day wa muy wax rek ni Sénégal dootuñu amati jëmm ju mel ni kii di Iba Der Thiam mu mel ni loolu yëpp dafay wane dayoo ak taxawaay ak liggéey bu am solo bi nga xamante ni kii di historien bii di professeur Iba Der Thiam amale woon na ko fii ci Sénégal ak liggéeyam bu am solo même su fekkente ni sax daaw ñu ko gis ci ak géru politique yi surtout ci yenn wax yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo far ci géru politique yi kenn ku nekk ak fi nga ci toll indi na ay témoignages yu sell yu am solo ci jëmmuy kii di Iba Der Thiam ñu koy jaalewaat ay mbokkam di ko jaalewaat sénégalais yépp ñu jàll ak yéen ci ki nga xamante ni moo di Idriss Seck bi ñu fal ci remaniement wu bureau bi nga xamante ni président Macky Sall amal mi ngi koy bëgg amal suba ci altine ji d'après écho yi nga xamante ni ñoom ñoo rëcc ñuy wax ni gouvernement bi amul li nga xamante ni moo di secret d'état ba tax na li nga xamante ni nar nañ ko muy fës di senn te ñi koy sennal ci gouvernement bi la bokk kii di Idriss Seck nag moom la ñu fal président conseil économique social et environnemental mu remplacer kii di Aminata Touré fal googu ñu ko fal nag kii di Ousmane Sonko yàgg naa wax ni moom Idriss Seck ak kii di président Macky Sall am na deal boo xamante ni ñoo ngi koy lënkoo di ko nëbb askan wi boobaak léegi nag kenn gisul woon Idriss Seck mu àddu jëmale ci mbir moomu depuis bi nga xamante ni Covid bi ñëw na ba mu wuy ji fële ca palais de la république daal di waxtaan ak président Macky Sall boobaak léegi dégguñu ko benn yoon mu àddu jëmale ci mbiru politique àddu jëmale ci mbas mi nga xamante ni wala mbënd mi waaye ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo nekkoon ay porteur wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon gérer communication parti réew mi rek ñoom ñoo doon àddu jëmale ci mbir moomu waaye moom Idriss Seck dégguñu ko benn yoon mu àddu ci mbir moomu kon mu mel ni kii di Ousmane Sonko li mu doon wax dil bi mu doon njortu ci seen diggante lu am la ba tax na kii di président Macky Sall daal di bëgg recruter Idriss Seck taf ko ci wetam moom mi nga xamante ni nekkoon na premier concurrent directam boo xamante ni moom la war a mën a concurrentiel su fekkente ni nar naa amal lii di 3e mandat moom ñoo nga xamante ni ñooy woy politique wala ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci sociologie ak li nga xamante ni mooy wàllum politique wax nañ ni président Macky Sall loolu muy def yépp ay deal la ak stratégie ay plan yoo xamante ni moom lay def pour lewal
lii di 3e mandat. ñii di activiste yi nag ak kii di njiital Pastef wax nañu ni duñ ko may loolu. gis nañu nag muy xëcc kàngam yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk way politique di signé ak ñoom ay contrat yoo xamante ni duñu mën a rëcc ba bés boo xamante ni rek nar naa déclarer 3e mandat duñ ko opposé ci loolu. kon mbir maa ngi noonu, moom Idriss Seck moom la ñu remplacer kii di Aminata Touré ci président conseil économique social et environnemental. ba tey ci wàllum remaniement wu gouvernement Macky Sall bi ci kàddu ki nga xamante ni moo di Seydou Gueye moom wax na ay surprise yoo xamante ni am na ci remaniement wu bureau bi. nekk ay kàngam nekkoon tamit ñoo xamante ni ñoom ñoo diriger woon wala ñoom ñoo nekkoon ci bopp gouvernement Macky Sall ku ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye, Omar Youm, Amadou Ba wala sax kii di Mactar Cissé ñoom ñëpp dootuñu jiite poste yi nga xamante ni ñoom lañ jiitoon ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon kii di ministre des affaires étrangères, ministre des Sénégalais de l'extérieur ak ministre des transports ak ki nga xamante ni moom mooy Aly Ngouille Ndiaye ñu gënoon koo gis ci kanamu askan wi depuis bi mbas mi ñëwee fii ba léegi. muy ministre de l'intérieur ak ki nga xamante ni moom mooy ministre bi yor wàllum énergie et du pétrole moom tamit di Mactar Cissé ñoom ñëpp wàccee nañ leen ci postu yi nga xamante ni ñoom la ñu yoroon. kon gouvernement Macky Sall bi dafa mel ni dafa commencé di nettoyer di raxas waaye nag ëllëg ci altine ji si la ñuy xam ñi remplacer ministre yooyu la. ñu jàll ak yéen ci ubbiteg école bi nga xamante ni ñu ngi koy war a amal ci mois de novembre bi nga xamante ni moom la ñu dugg ci le 12 novembre ñi nga xamante ni ñoom ñooy professeurs yi nag ñoom ñu ngi leen di woo pour ñu wuy ji ci école yi nga xamante ni fa lañ di servir le 5 bii di ñëw. ñi nga xamante ni nag moom mooy ministre bi yor wàllum éducation moom wax na ni élèves yi ak ñi nga xamante ni ñooy professeurs yi du ñu manqué benn yoon masque ak li nga xamante ni ñoom la ñuy xeexe mbas mi ba léegi mbas maa ngi fi waaye dinañ gën a góorgóorlu ba nga xamante ni année bi du mel ni année bi nga xamante ni ba lañu jënne ndax lépp li nga xamante ni mën nañ ko taxaw pour mbas mi gën a dellu ginnaaw rek dinañ ko def lépp ngir aar askan wi rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñooy élèves yi. ñu jàll ak yéen ak mbir mi nga xamante ni moom moo xewoon fële ca bisub gàmm fële ci champ de course ak kàddu yi nga xamante ni kii di Serigne Moustapha Sy yëkkati woon na ko daal di koy jëmale ci xalifa général des Tidianes. ki nga xamante ni nag mooy Ahmed Khalifa Niass moom yëkkati na ay kàddu ni day conseiller kii nga xamante ni mooy xalifa général des Tidianes. audio boobu la nag moo ngi ci wax kii di xalifa général des Tidianes mu daal di gën a noppi jàpp fi mu jàpp lépp ngir wut jàmm ak li nga xamante ni moom mooy dal ci réew mi. ñu jeexale ko ak wàllum immigration clandestin bi nga xamante ni moom moo xewaat depuis bi nga xamante ni mbas mi wàññeeku na ba léegi. ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy def gëstu ci wàllum immigration clandestin ñoom déclaré ñu luy delloo tolloog 140 immigrants yoo xamante ni dañoo ñàkk seen bakkan ci géej gi. chiffre yooyu nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay agent ak ministre de l'intérieur ak ministre de la pêche ñoom weddi nañu ba mu set wecc chiffre yooyu nga xamante ni moom la ñu joxe ndax jàpp nañ ni ñooñu doon def xayma yooyu dañoo juum te dara ñoru leen si lu dul réeral askan wi. kon mbir yaa ngi noonu 40 immigrants yooyu 140 immigrants yooyu nga xamante ni wax nañu ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci géej gi ci wàllum immigration te Macky Sall ak ay ministre am di ko nëbb askan wi lépp ngir dalal xelul waajur yi. ñoom ministre de l'intérieur ak ministre de la pêche weddi nañ ko indi nañ sax ay justification ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci géej gi waaye tamit am na si ñoo xamante ni kenn gisagul seeni victime seen corps waaye itam dalal nañu xelu waajur yi di leen wax ni dinañ gën a renforcer waat ñi nga xamante ni ñoom ñooy saytu sécurité géej gi lépp ngir xale yi nga xamante ni ñoo ngi jël gaal gi pour bëgg a dem fële sa bitim réew ñu daldi leen arrêté ci nu mu gën a gaawee ngir lim boobu ñàkk seen bakkan ci géej gi bañ a tey yokku.